salaamaaleykum suñu mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen premier numéro magazine société. Au sommaire, viol di problème bu rëy fii ci Sénégal loolu tax ñu dem ba Géejawaay ci ab kër bu ñuy duppee la Maison Rose biñ demee ci kër gi ñu amal waxtaan ak benn ndaw boo xamante ne ci 18 ans la toll dañ ko violé te li gën a doy wax ci mbir bi mooy maamam moo ko violé ba mu jëlee ci ëmb. La démystification de la police, autrement dit mu mel ni citoyen sénégalais ci jamono yi ñu toll cër ak gëdd bi mu joxoon ak ñi lee di takk der yi dafa wàññeeku. Tendance de cet été 2019 xeesal ba weex tàll rocci say tuñ ba mu rose loolee mel ni mooy vice bu bees ci yenn góor fii ci Sénégal. Tendance wala mode, qu'est-ce qui se passe réellement? yéen a ngi fàttaliku kawu Binta Camara ca Tambacounda naroon ko violé ba mujjee koo faat wala kawu Ami Diouf ci Wakam violé et tué ba récemment benn oustaz bu yegg ci ay xale yu am ñeenti at. Viol doon lu lëmbee réewu Sénégal ba tax ñu doxantu ba Géejawaay fekk fa ab kër bu ñuy duppee la Maison Rose. La Maison Rose ab kër la buy dalal bépp jigéen bi ñu violé ba pare génnee la sa kër wala ngay jigéen ñu lay teg ay fitna. ñu amal fa waxtaan ak benn ndaw fukki at ak juróom-ñett képp la am ñu violé ko te li gën a doy waar mooy maamam moo ko violé. nettali ci làmmiñu boroom ci micro Mariam Camara. ñu di ko nemmeeku bés bu yàlla sàkk ci suñu dundin viol muy forcé nit ba ànd ak moom ci li ko neexul di gën du bari saa su ne ci suñu réew ñu déglu ci soxna si jot a dund lii di viol. nu muy dalee nit ñi seen situation ni mu leen di fekkee bokkewul ak nduroowul ak kenn ku nekkoon période bu mu lay dalee ak lu tax mu lay dal man sama bos différent la ndax dama doo jàng dama bëggoon dara moo basé wu si kenn. loolu xalaat moom moo lay tourné doo def la lu la métti si foofu laa basé woon mu may encouragé du may jàppee mu ko dara ma naan kii daf ma bëgg a jàppale ñuy dem ba si digg ba nekkate moom am na leneen lu nekk si xelam. samay waajur bu ñu koy xam boobu kiiwum liiwul yàggul bu ma fay génn waaw mu tëdd kenn waxuma fa dara. famille proche la à côté de ma mère mais c'était pas proche. te un peu éloigné. dangay xoolee yeneen fii rek yiy dund seen famille yu ñuy dégg duñ am ku leen nettali seen histoire ku leen dégg ak ku leen di tegaat ci yoon. yàqal la sa àddina dootoo mënati dund ci société bi sa famille di nga di kii nii raconter yenn situation yoo xamante ne dina am ñoo xam ne dina la comprendre waaye am na ñoo xam ne duñ la mën a comprendre am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne tayef la am na ñu la gëm dëgg ñoo lay mën a soutenir. waaye ñu la gëmul dañu naan la tayef la am na ñuy dem sa ba naan du dëgg ay inventation la lu mu bëggoon la mu jaar si li fekk si mu dem inventé histoire boobu. da ngay gis cas yi mel ni pare du am suivi mun nga topp teg ko si yoon waaye du am suivi dañ lay naan cas bi eggul fuñ ko doo teg ñu daal l'état mu gën a tegaat yoon yi justice yi gën see jàpp pour ñëpp suñ am justice daal. lu leen di conseil mooy ñu gën a jàpp seen bopp gëm ne ñoom ñooy feddi ëllëg ñoom ñooy ami ay doom ñoom ñooy xami semi mooy ñooy xàccil seen doom yoon bu ñuy aw. ñu def attention bu baax ci ñenn yi yu ñuy jox confiance am na ñoom da ngeen jox confiance bu subaa ñu war la xool bu baax fi ñuy teg seen tànk. xam naa ne mu ngi ralentir sama vie waaye jàpp naa ne comme ni nga koy waxee rek soo ko gëmee rek xam ne lépp day passé. ñenn ci waa askan wi nag lii la ñu jàppee viol. waaw viol de ñun biñ ci xam ñu gën ko cee xam mooy xale bu jigéen bu mosooragul maanaam ku ñuy wax muskàllaf nga xam ne magum jëmm la xam na xàmmee àgg ci kawam ca nekkul lu ko neex waaye laa ki nga xam si tamit maanaam mag la mosoor na xam na mais bi ñuy àgg ci kawam tamit kii àgg ci kawam. maam àggewul ci kawam ci waxtaan ba juboo dafa àgg ci kawam ci forcé ko loolu te xam nañ ko ci viol.
waaye maître Baro nag di avocat à la cour am na lu mu ci dolli daal di ciy teg nag daan yi nga xam ne mun na tegu ci ndodd ki violé. alors viol dafa di loo xamante ni délit la code pénal moo ko prévoir notamment ci article 318 mooy wax attentat aux mœurs mais article 320 moom moo organisé viol daf ko définir ci kàllaamay nasaraan naa ko traduire ci naa ko jéem a traduire ci olof. mooy tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. mooy que ne sëy bu fekkente ne am na entre ku góor ki ak ku jigéen ki wala benn sexe boo xamante ni c'est identique alors que amul consentement da amul waaw moo xam awra wala benn objet boo xamante ni dañ koy dugal ci awra keneen ki foofu viol am na. il faut que daal consentement ñàkk am bu ko defee mu am contrainte violence mooy bumtu xatal nit ki wala menacer ko wala surprendre ko bett ko loolu bu amee rek viol am na te loolu noonu code pénal dafa ne képp ku violer nit ki nga am ak moom rapporté d'accordul yoon teg na ci yow daan 5 à 10 ans de peine ferme délit la au Sénégal. Madame Mona Chacherio di fondatrice association universelle La Maison Rose mu ngi dellu siwaat bu baax ci taxawaay bi ñuy def ngir jàppale jigéen ñi nga xam ne dañ leen di faral di métital. La Maison Rose fait suite à ce que je faisais en... Madame Mona Chacherio nee na kër gi di Maison Rose day toppatoo jigéen ñi nga xam ne dañu leen di métital mu di leen di jural nag ay jafe-jafe ci seen wàllu xel waaye tamit seen wàllu yaram liggéey boobu nag nee na mu ngi ko tàmbale fële ci France tax bi mu demee ba ci biir nag mu xam ne war na ko gën a yaatal. mu tànn ci nag dëkk bii di Sénégal ndax jortu na ne dëkk diisoo la mu daal di ñëw fii nag ci Pikine moom madame Mona nee na dañuy jot bépp kaa métital jigéen fii ci Sénégal ak dëkk yi nga xamante ne ñoo ko wër mu dolli si ne lu tolloog 150 bébé juddu nañ fii ci centre bi ndax kaa yi ñuy faral di jot ay xale lañuy doon yu toll ci fukki at jàpp ñaar fukki at ak ñaar ñenn ci xale yi nag dañ leen di violer ba ñu jëli ci ëmb ñeneen ñi dañu subir ay grossesse non désirée yoo xamante ne nee na seeni professeur wala seeni sëriñ yi leen di jàngal ñoo leen koy faral di teg. fi ñu toll nii nag benn waajur nelawatul ba yandoor ngir cas de viol yu bari yi ñu nemmeeku fii ci réew mi tax nag nguur gi di dox ay jéego ngir criminaliser lii di viol waaye ndax loolu tax na suñu njaboot gi mucc. fi mu nekk. képp kuy waajur saa soo yeewoo sa xel dootul dal ndox jotul ngir mucc ci viol yu bari yi ñu criminaliser li lee di viol bu ñu waxee waxu criminalisation xel dem ci suñu police nationale ñu am taxaw seetlu mel ni dañuy assister à une démystification de notre police autrement dit ñu mel ni citoyens yi gëdd ak cër bi ñu joxoon ñi leen di takk der yi dañ koy rocci ndànk-ndànk lu waral li di mel qu'est-ce qui se passe exactement reportage Ndiara Thiam. nañu gën a cëral ñi yor kaaraange réew mi kàddu yooyu le président de la république dénk askanu Sénégal ci benn conseil des ministres bi mu fi amaloon ci fan yi ñu génn naka la suñu réew mi nga xamante ni dañoo cëraloon lool waaye takk der yegsee ci yi anam colonel Ousseynou Pouy di criminologue. boo tuddee police rek dama ciy boole gendarmerie ak li ñuy wax force de sécurité. force de l'ordre même na ci boole armée min googu am na njariñ mais li ëpp mooy respect bi ñuy joxante pour bu loi taxawee ñu mën a def li loi wax ni mu gën a rafete nu mu gën a yombe et puis ni mu gën a nekkee ci definu ki xamee ne moo nekk côté peuple ak kan aussi moo nekk côté état duñ tudd gouvernement état la ñuy tudd parce que peuple mooy teg état dénk leen ay defin dénk leen ay wax dénk leen ay lu ñuy wax prérogative loo ci jël rek day yàq donc min googu dama ciy dellu si moo war a am ñu bu ëppee day yàq moo tax certainement président fàttali ci coogare bi ko constitution bi jox ka war nañu fexee ba lépp luy force de l'ordre ak lépp luy peuple man di jokkoo boo xam ne day rafetal day taxawal te dara du ci yàqu.
étudiant yu université Cheikh Anta Diop miin lool jàmmaarloo ak way takk der jàpp ne démystification police ci dëkk bi donc su ma koy analyser dama koy analyser ci ñaari pàcc d'abord ci université bi nga xamante ni fii la ñu nekk en tant que les rapports entre les étudiants et la police mais également les individus c'est-à-dire les sénégalais lambda ñi nga xam ne du ñu ay étudiants tamit seen ay rapport avec la police d'abord bu ñu jëlee rapport étudiants yi avec foofu la ñuy gën a noter démystification. donc ku yaruwul ci doxinam bu yoree tenue aussi du am benn yar ci tenue bi ça veut dire que respecté wuñu suñu tenue te avant que par exemple civil bi di respecter tenue bi ki ko sol moom ci boppam da ko war a respecter. voilà foofu laa bëgg a waxe c'est-à-dire que le type sénégalais en tant que tel c'est-à-dire que le sénégalais en tant que tel discipline am des na. rax ci dolli ñoom étudiants yi ñu ne. type sénégalais discipline am moo des léegi kooku noonu discipline am des nag aussi day manqué cër bu muy jox par exemple suñu ay institutions de manière générale si institutions yi lay départ dañuy joxuñu suñu ay cër sax institution waxatuma la aussi commandement yi nga xam ne moo dépendre ci institutions yi voilà les hommes de tenue ñoom dañuy jot ay ordre ci suñu ay institutions donc bu fekkente ne le sénégalais lambda joxul cër institution mënul jox cër. Comment dirais-je ay commandement am donc loolu moo indi véritable problème bi te itam ki koy sol aussi bu fekkente ne moom respecté wul tenue am sénégalais bi du ko respecté parce que joxe nañ exemple sànq mooy la corruption parce que tamit nit mënoo ne sénégalais bi dafa romb di dem tey corruption bi dañ koy analyser ci angle yëpp parce que da ngay gis ne lii ngay def du yoon mais dama koy def parce que kii su ma ko joxee lii mu bàyyi ma dem te respecté tenue bi foofu lay nekkee c'est-à-dire que patriotisme bi civisme bi foofu ak déontologie foofu noonu lañ koy utiliser te Kéba Mbaye daf koy wax sénégalais bu nekk individu bu ne la ñu la jox da nga war a mën a xam ne téeméeri sénégalais fukki junniy sénégalais la ñu bàyyi jox la ko nga war a mesurer importance loolu noonu ñu jox la ko. waa colonel lan moo waral askan wi mel ne ñuy doyadil suñu way takk der yi. ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation teg nañu ci table bi benn dossier bu bees bu ñuy wax syllabus yàlla def na liggéey naa ci syllabus boobu pour que ñiy def mathématiciens yi wax ma sax philosophie de philosophe xam nga toppatoo bakkanu nit mais philosophe mathématicien bii def mathématique sax xam luy civisme ak citoyenneté xam ko ci licence xam ko ci master xam ko ci doctorat pour que xam-xamam gën a dëgër ci lan buñ ne dëkk bi réew maa ngi ni ñépp ñoo koy bokk ku ne jël sa wàll bu ndaw buñ ko dajalee dëkk bi day mat mais buñ ko daggee ay morceaux ku ne ko jël wàllam ba nga bëggee dajale ndax dana sotti maanaam du sotti mukk moo tax ñu ne foog ñu seet nu ñuy minante bëggante téyante teet bu nekk loo xam ne day indi yabeel peuple bi rëcc ci force de l'ordre yi rëcc ci kooku loi bi nañu ko tegee mu jaar yoon te du metti ci kenn day baax ci ñëpp dañuy wax li maanaam loo xamee ne dafa tombé bu rafet. policiers yi maanaam droit bi dëgg bi ñu war a xam jànguñu ko maam dañ leen ko war a gën a jàngalaat ba si une fois ñu arrêté nit ñu xamal ko ne ko lii wala lii wala lii mais imagine toi policier boo xamante ni il ne sait même pas maam xàmmewul contravention ak délit ak crime imaginez benn policier boo xam ne da lay jàpp ne la tak yow xam nga lii délit la ratatat léegi fekkee benn étudiant nga boo xamante ni étudiant droit genre ama nga ne ko saa yi lii du délit lii contravention la mooy la noppil la ngay jàng feeg lii amut tu vois léegi kooku mënoo ko respecter quoi. ñenn ci étudiants yi nekk université Cheikh Anta Diop jàpp ne lii mooy saafara mbir mi. am na ñoo xam ne tey fi mu toll nii ils sont intègres te intégrité boobu noonu la ñu war a indiwaat nekkaat ko tey mu nekk suñu sooklu tey par exemple évolution te intégrité boobu noonu tant que amul rek tey par exemple fépp fu ñu mën a dem aussi dañuy xel di pointer du doigt te loolu yaakaar naa ñun ñëpp sénégalais yëpp ñun ñoo ci war a dellusiwaat suñu xel xam ne dëkk bi tamit civisme moo koy yor. ki yor sa kaaraange réew tere la nga bañ yabeel la wala miineel bu ëpp en tout cas bum ci mën a doon olof nee na bukki bu yebee gaynde ca doxin wala. mu mel ni jot na ñu defaraat jikko yi ku ne yem ci sa place ñi leen di takk der xam lan moo leen tax a jóg
mais ñi leen di citoyens yi tamit respecté bu baax suñ homme de tenue yi. Tendance de cet été 2019 xeesal ba weex tàll rocc say tuñ ba mu rose loolee la ñu nemmeeku ci yenn xale yu góor yi fii ci Sénégal uteeg lool jamono jawoon nga xam ni xale bu góor diwu sax problème la sàkkantuma la muy rocc ay tuñ tendance wala mode ngir am si lu ñu leer tax ñu dem ba marché Gueule Tapée fekk fa Mohamed di ab jaaykatu cosmétique Mohamed mu ngi expliquer naka lay jëflanteeg góoru xeesalkat yi ci micro Ndiara Thiam. waaw am na ay cas am na ay xale góor yu fi ñëw di jënd ay Gultamax pour de leeral seen yaram comme genre diw bi Gultamax bi gis naa xale yu góor yi ku fi jënd pour leeral seen yaram. ah fii daay góor yi leen fi ñëw li ci ëpp góor ñi fiy jënd di leen fi jënd Clairmen bi am na gel de bain am na lait am na savon aussi yooyu daal góor ñi si ëpp yooyu lañ fiy jënd daal. non non dañuy ñëw comme ni jigéen ñi di laajee seen produit yi ñu bëgg rek dañuy ñëw ne am nga Clairmen wala am nga produit sangam nga ne leen waaw ñu ne la bu mag bi ñaata wala bu ndaw bi ñaata jaame bi ñu bëgg rek ñu waxaale ko jënd amul problème. xale yu góor yi de dañuy jënd diw yi ñuy jënd mooy diw Clairmen ak yeneen façon diw yu góor rek waaw yooyu daal la ñuy jënd pour été bi xale yu góor yi mu ñu si bëri nag moom dañ koy jënd moom. waaw am na fi yeneen yoo xam te ne comme bi ñu les Coco Pulp am na góor ñu koy diw les Biolite même les français ay Show White François Bodon yooyu yëpp bëri na góor ñi ñëw di ko jënd ah du leen xeesa mais pour defar seen teint rek éclaircissant quoi moo tax ñu bëri di ko jënd voilà. gis naa ñuy jënd rocc tuñ bi quoi lii pour xees seen tuñu affaire yooyu parce que xale yu góor léegi daf tendance moo du xeesa c'est tendance mais man pour man góor yàlla da nga war a nekk Baye Fall quoi war a nekk xeesalkat quoi mais jigéen moom dépigmentation mais pas góor quoi. waaw yooyu nag bari na. yooyu moom jigéen ñee tax ñu koy liggéey mais li ko góor ñi di jënd sax jigéen ñi jënduñu ko waaw góor ñi moom en majeure partie góor ñi yëpp lu ñu koy jënd waaye am nga lèvre jaay ma loolu la ñuy wax ah amul leneen ah mais ay góor yàlla koy jënd taal ñaari tour sax non ñu koy jënd ay góor leen peut-être loolu lañ sentir quoi mais nekkul pour ay ñaari tour wala genre non bari nañ di koy utiliser ah waaye ay ñëw na la jaay ma lèvre rose waaye da nga am jaay ma lèvre rose carrément waaye léegi da nekk si ñoom xam nga am ñoom dama bëgg jaay taar wala leen man a jaay taaru ma def ma dara kay man du ma ko utiliser am ñoom dañuy wut pour rafetal ak yooyu noonu te man loolu fekk ma ci waaw am ñoom da nga koy def pour jigéen nekk yooyu noonu man na yooyu nag du ma ci fekk nag moom naturel rek. daal xam nga ku nekk ak sa bëgg-bëgg ak ku nekk ak sa gis-gis rek xam nga dund jàmbur moom kenn du mën a dugg quoi mais ku ñëw ne ma jaay ma moom dinaa la jaay waaw mais ku nekk nag li ngay dund yaa ko xam voilà. nit ki nag ku nekk li intéressé man loolu moom man sama yoon nekk si moom ñoom ñoo xam ñoom ñu koy utiliser man loolu moom sama yoon nekk si waaw am ñoo xam moom ñoom dañoo bëgg a rafetal jaay taar jigéen ñi neex leen ci loolu dong la de man moom mooy loolu. waaw mais xam nga ku ne ak sa choix quoi ñii dañuy bëgg diw naturel ñii bëgg diw teint clair ñii seen peau diw bu leen gën a ñuulal sax dañuy ñëw gis na jaay ma diw bu may ñuulal mais ku nekk ak sa choix rek ah. waaw ci góor moom xeesal benn baaxul ci moom parce que. góor bu xeesalee du rafet xale góor def nañ ko mode tendance def nañ ko mode bu xew mais pour man góor daal da nga war a liggéey sa poste 10 mais pas ngi wut ay rafetaay ak yooyu quoi jigéen moomu xeesal ak rafetaay. mais xeesal moom kun ko waxul sax mu ci góor ak jigéen ak jullit ak lu ñu tere daal tere nañ ko rek góor ak jigéen a ci yem lu baaxul moom mënut a dagan ci góor dag kii ci jigéen lu yàlla tere moom góor ak jigéen tere na ko rek. pour góor comme pour jigéen xeesal doon na lu dangereux pour suñu santé ñuy ñaan ministère de la santé mu gën cee mën a taxaw. mbokku internet yi mbégte la woon ma leen di présenter seen premier numéro magazine société di leen jox dig daje ba beneen incha allah.